asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di fas yéene def vidéo di ko jagleel sama mbokku sénégalais yi surtout la jeunesse sénégalaise. dafa am loo xam ne dañ koy waxtaanee Sénégal ba fi mu nekk nii politicien amatul benn gëdd, amatul benn respect boo xam ne jox nañ ko kenn wegu leen. donc loolu nag bu demee ba am ci réew dafay xaw a doy waar te foog ñu taxawaat xool réew moomu bu baax a baax xam ne am na jàngoro gu doy waar gu fa nekk. ñoom ñëpp a yem du baax ci ñun parce que bu fekkee politiciens yi ñëpp a yem te boobu ba léegi politiciens yi rek ñoo ñuy jiite ñoo ñuy diriger seen ay ndogal seen ay dogal seen ay wax seen ay yu ñuy rëdd rek ci loolu la ñuy topp, ci loolu la ñuy wéy. maanaam suñu dund yépp ci ñooñ la départ. buñ demee nag ba ñi nga xam ne suñu dund ak suñu ëllëg suñu lépp ak suñuy ëllëgu doom ci ñoom la dépendre, ñu taxe leen de jubati di leen di xool bët boo xamante ne amatuñ si moom benn ñoom benn wegeel, amatuñ ci ñoom benn respect, amatuñ dara luñ leen di xool di leen ko rusé. ñu ne ñooñu diriger, kon ñun nañ seetaat suñu bopp bu baax a baax. donc ni ñuy seetaatee suñu bopp rek mooy politique boobu nga xamante ne moo am Sénégal ñu jéem ko révolutionner, dindi ko, indi benn façon politique. ndax nag bu dee politique rek, politique mooy nga jóg pour développer sa réew, participer ci li nga xam ne mooy sa développement réew, maanaam li nga xam ne mooy soqali sa réew, mooy jëmale sa réew kanam. te loolu nag réew mu nekk mu ngi ciy xaar jeunesse am, ay ndawam. tax nag réew fu mu toll ay ndawu réew ma ñoo ko fa yóbbu. kon ñun ñi nga xam ne ñooy ndawu Sénégal, la jeunesse Sénégal, ma bëgg vidéo bi ngeen déglu ko bu baax a baax a baax te ngeen teewlu ko bu baax, xam ne vidéo bi yéen ndawu Sénégal yéen a ko moom. di leen wax ne il est temps, dafa jot ñun la jeunesse sénégalaise ñu jóg taxaw, bëgg xam ne dañoo soxla des politiciens yoo xam ne ñu digne la ñuy doon, ñu respectueux la ñuy doon, ñu fonk population sénégalaise la ñuy doon, ñu am yërmande ci population bi la ñuy doon, ñu pare pour servir Sénégal la ñuy doon. donc démb làmb ju rëy am na, muy diggante Modou Lo ak Balla Gaye. ñuy féliciter Balla Gaye de passage, di encourager Modou Lo. donc di ci jaar tuuti ndax nag làmb mooy sport bi nga xam ne ñun Sénégal ñun ñoo ko moomal suñu bopp. mënoon nañ ko gën a développer, gën ko defar sax ba làmb fi mu toll nii weesu fi, waaye dina xaw a métti ndax arène nationale bi nga xam ne moom lañ tabax rek nee nañ pour làmb ji, démb combat bi mënuñ ko fa woon bëree parce que nee nañ xaju fa, mu nekk beneen perte. donc yooyu yëpp muy ay erreurs yoo xamante ne le gouvernement mu ngi koy def. yéen nag dañ leen gëmloo ne waru leen politique parce que politique baaxul. àdduna lépp politique la. sa jabar ji nga yor sa kër sax da ngay politique ba téye ko, moom it muy politique ba xool nu mu lay téye ci kër gi. sa doom yi naka noonu, àdduna lépp politique la, mais lépp na jaar yoon, lépp na sell. su fekkee ne yow da nga ne doo politique, waa ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi, nànk réew mi, ñoom dinañ politique. buñ politiquee ba pare décider lu leen neex, parce que nag jël seen doom yi yóbbu leen bitim réew, ñu jàng ci école yi mag yi, ñu teg leen ci conditions yi ñuy dund donkaas yi, yow nga croiser les bras ne doo politique, jàpp sa njàmbur. lu ñu def rek nga ne acca. buñ yokkee ndox doo ci mun dara, buñ yokkee courant doo ci mun dara, buñ yokkee ceeb doo ci mun dara, leneen loo xam ne état yokk na ko rek doo ci mun dara. sa biir kër rek ngay toog di jooy, wala ñu def ko sous l'arbre à palabre. yooyu moo war a jeex Sénégal. na ñëpp mobiliser wu, ñu yëngu ci politique. te nag politique mooy lan? mooy nga nekk ci réew di suivre réew mi ni muy doxee durant tout le règne d'un gouvernement, di xool réew mi ni muy doxee. ndox mi mu ngi yokk mbaa mu ngi wàññeeku, dund bi mu ngi gën a yokk mbaa mu ngi gën a wàññeeku mbaa mu ngi gën a cher, ainsi de suite ainsi de suite. di déglu information yi, di gëstu, di xam sa réew toll. su ko defee bu ëllëgee bu voté jotee nga xam ndax ki la jiite da nga ko war a votel wala waroo ko votel. gis naa ne nag sénégalais yi nit ñi ñu ngi sonn ci yéen, di leen laayee biir, di waxtaan ak yéen, di leen jéemayee, mais da ngeen bañ. buggu leen ku leen woo ci politique. ñaar ñoo am: ki nga xam ne yàq nañ xelam ba buggatul wax ci politique,
mu croiser les bras ne fu ñu ma diire rek ma dem loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal ndax nag buumu njaam nga moom dog na bu yàgg. ak keneen ki nga xam ne moom dafa nekk ci situation bu baax vraiment am na situation lépp lu mu soxla mu ngi koy am mu ngi koy fajal boppam kooku aussi day wax man de duma politique parce que il est à l'aise man damay wax ne kooku dafa égoïste man damay wax ne c'est de l'égoïsme su fekkoon na rek ku nekk sa situation bu baaxee boo aisé tu n'es plus dépendant bu ñu waxee politique nga ne doo wax politique ah non foog ñun ñëpp ñu wax politique foog ñun ñëpp ñu impliqué wu ci li nga xam ne mooy situation réew mi foog ñun ñëpp ñu impliqué wu ci li nga xam ne mooy jàngoro réew mi les gars nañu bañ a bàyyi nañu bàyyi tayal nañu bàyyi daw responsabilité nous la jeunesse sénégalaise nañ jël suñ ay responsabilité faire face à notre destin nañ jël suñ destin en main wax na dañu xam ne dañoo bëgg dara sinon ñi fi nekk tey di politique nii buñ ko xoolee depuis temps Senghor ñoom la ba léegi seen doom yi seen xarit yi ba léegi ñoo ñuy gouverner ñun ñi doon sonn ñooy sonn ba léegi su fekkee nag jóguñ jéem a jël suñ réew mi wax na dañuy indi beneen façon yi politique boo xam ne day tegu ci yoon politique boo xam ne sénégalais yépp dañ ciy gis seen bopp dinañ dem ba benn instant il sera trop tard te loolu yàlla bu ñu dal maa ngi woo la jeunesse sénégalaise pourtant ñu ngi leen di détourner ci politique di leen yóbbu ci li nga xam ne mooy fo te pourtant fo bi du leen jëriñ dara te politique boobu pourtant ñoom ñu ngi ci di jëriñ ngeen ne yéen du ngeen politique pourquoi du ngeen politique politique du dara mooy impliqué wu ci li nga xam ne mooy soqali sa réew mooy doxal sa réew lépp loo xam ne mu ngi sa réew te du yoon nga taxaw bañ ko lépp loo xam ne xam nga ne boo ko indee boo ko waxee wala boo ko defee mu jëriñ sa réew nga def ko la jeunesse sénégalaise yeewu leen foog ñu yeewu sénégalais debout jóg leen levez-vous ñu xeexal sunu Sénégal bañ il est temps nag sénégalais yi xam lan mooy valeur sunu drapeau vert jaune rouge boobu ak étoile bi ci digg bi il est temps nit ñi xam lan lay représenter un peuple un but une foi foog sénégalais yi wane seen bopp foog sénégalais yi wane seen jàmbaar foog sénégalais yi wane ne ay bañkat mun nañ jël leur destin en main mën nañ taxawu Sénégal comme yeneen jeunesse yeneen réew yi ni ñuy taxawoo seen réew yi gars yi ñu ngi ñuy tayalloo ñu ngi ñuy nelawloo te dafa yàgg il est temps ñu bañ il est temps ñu bañ li xew ci réew mi amul fenn li xew ci réew mi amul fenn surtout jamono bi instant bi nga xam ne li ñuy dund nga xam ne lépp dictature la politiciens yi ñiy ooyee les politiciens amatuñ ngor amatuñ kersa amuñ lu ñuy rus amuñ lu ñuy jomb ñoom ñëpp jaay nañ seen bopp ma bugg nous la jeunesse sénégalaise ñun ñi nga xam ne dañu am lu ñuy bañ am ay vertu bëgg valeur yooyu ñu delloosi ko ñu dummoo yu ginnaaw ñooñu loolu su ma ko waxee les transhumants ñoo tax may wax lépp lu fi waay waxoon tey weddi ko waat rek def na ko sénégalais yi ngir yàlla yeewu leen dis-moi qui tu hantes je te dirai qui es-tu wax ma ban jeunesse nga am ma wax la ban avenir ngay am lan mooy sa avenir ëllëg kon jeunesse sénégalaise bi nañ bañ ñii ñu gis ñuy doxalee nii nañ leen weddi nañ leen wan ginnaaw nañ leen wan ne du yéen ñuy jiite réew bu fekkee ay fenkat ay naafeq ay warkat ñu jombul dara ñu rusul dara ñu amul lu ñuy bañ amuñ gàcce ñooñu ñoo pare pour diriger ko pour jiite ñun ñoo war a taxaw bañ le monde entier ñu ngi ñuy seetaan le monde entier ñu ngi ñuy déglu maa ngi defaat appel à toute la jeunesse sénégalaise ñu booloo nekk benn topp ci ginnaaw opposition bi taxaw bañ nañ bañ ba tëdd ci dër bi nañ bañ ba tëdd ci tali bi parce que nag lu ñu nangu rek ñu teg ñu ko Abdoulaye Wade bi mu fi bëggee def loi 25% boobu pour Karim mën a falu sénégalais yépp a bañ kon keneen ku fi def leneen mën nañoo bañ te kenn defu fi lu fi Abdoulaye Wade defut
waaye bi ko sénégalais yi waree sanctionné dañoo taxaw sanctionné ko. kon keneen ku def loolu nañ la sanctionné. maa ngi oo toute la jeunesse sénégalaise ñu xool classe politique bi ñu am ñu faxas leen bañ set indi beneen façon politique boo xamante ne xale yi dañ koy gis di ko naw di ko respecté di ci gis seen bopp muy loo xam ne ku nekk bëgg nga sa doom rey ko muy lu nekk ku nekk di nga xam ne lii man bëgg naa ko roy waaye diw moo ma neex ku ma neex laay àndal gumba tëxlu loolu nit ku ne war na ko bañ. tey Sénégal bu ñu tardé loolu moo ñu tardel il est temps nag ñu jóg changer politique gu Sénégal wax ak sénégalais yi conscientiser leen sénégalais yi commencé bañ sénégalais yi am loo xam ne duñ ko nangu sénégalais yi di teewal seen bëgg-bëgg sénégalais yi di wax état li mu bëgg état di ko def te du dara lu dul bu ñu feebaree faju bu ñu maree naan bu ñu xiifee lekk am sécurité suñ doom yi bu ñu waree jàngi yar bi nga xam ne moom lañ soxla suñ doom yi pour ëllëg Sénégal am beneen xar kanam ñu respecté ñu am ko ndax nag dëkk du développé fekk éducation bi baaxul fekk jeunesse bi amuñ discipline fekk jeunesse bi amuñ civisme fekk sénégalais yi nekkuñ de vrais patriotes ci loolu laay oo sénégalais yépp waaw ci loolu laay oo sénégalais yépp affaire bi du xeex du xuloo du sànnante xeer du saaga du xasante yooyu lañ bëgg mu dëñ waaye taxaw ne ñoo bañ du fi am. te nag ñi nga xam ne ñooy les forces de l'ordre moo xam armée moo xam police gendarmerie ku mu mën a doon nañ bàyyi sénégalais yi ñu taxaw bañ li ñuy bañ ndax nag coow bu amee rek ñoom ñoo ñëw infiltrer nit ñi di sànni seeni gaz lacrymogène ak seeni grenade di jéem a disperser nit ñi pour ñu taxaw pour ñu bañ a taxaw laaj seen àq ak seen yelleef loolu lañ bëgg mu dëñ waxkat yi fi doon wax journaliste yeeg lu ne wax nañ ko déggatuñ kenn ñëpp jënd nañ leen c'est dangereux c'est honteux pour un pays comme Sénégal di invité waat les chefs religieux ñu wax ci situation réew mi parce que soxla nañ seen ay kaddu soxla nañ seen sagesse parce que nag loolu moo tax yàlla teg leen suñ kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw wax ji bu amee lu ci jub ngeen xam ne yàlla daraam dëngut bu wax ji dëngee ngeen xam ne ki doon wax ab jaamu yàlla bu xeebu la te lim doon wax rek pour njëriñu Sénégal ak njëriñu sénégalais yi moo taxoon muy wax asalaamualeykum wa rahmatullah Mamadou Gueye Mboup bokk ci fi nga xamante ne mooy coalition Hadjibou Soumaré 2019